ci CNM la. Challenge New Media. CNM mooy Challenge New Media di télévision boo xam ne 100% digital la yéen ñi ñuy seetaan fii ci biir réew mi ak fu nekk ci àdduna ñu ngi leen di nuyu di leen ziar da leen jàmm ci seen ñetteelu numéro tey ñuy dalal kenn koo xam ne xar kanamam xelam rafet jikkoom mbaaxam mën liggéeyam wër na réew mi ba keneen ku nekkul ci biir réew mi sax nawe ko ci mu nekk force tranquille quelqu'un qui a fait pas mal d'années ci wàllu média ba tey nekk nit boo xam ne royuwaay la ndax parcours bu extraordinaire Boubacar Diallo alias DJ Boubs est notre invité pour le 3e numéro de Yaou. maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar Pape Sidi Fall. Très honoré de te recevoir. Le plaisir est pour moi. di wax ne yow bokk nga ci ndaanaan yi nga xam ne ci wàllu média da nga yàgg forcer respect yi te da ngay xiirtal ndaw ñi ci lu baax ma bëggoon a xam sa image sa histoire ak micro fan la tàmbalee Boubacar. jërëjëf Pape Sidi sama histoire ak micro mi ngi tàmbalee école classe de seconde première terminale jaaree ci benn jumelage boo xam ni mi ngi amoon foofu ca France daal di fay dem daal di fay yëkkati micro ci koo xam ne warul woon wax mu wax ba pare ñu tàcc ko après ñëpp di laaj yow ci ban rajo ngay liggéeyee ci élève loolu toq ci sama nopp ma ne ah kon lii daal war naa ci gën a farlu. boobu ban classe nga doon def. première jóge seconde di dem première année scolaire jot gars yi ñu dañu laa tànn ci ñi war a dem France teewal lycée Abdoulaye Sadji ca France ca lycée Romain Rolland d'Argenteuil ñu dem Argenteuil en banlieue parisienne def li ñuy def visite ñu yóbbu ñu Tour Eiffel ñu lekk ay ngato yóbbu ñu dugg ci métro bi gis ni ki ndekete kenn warul sànni ci suuf ndekete gis ni kenn warul tufli noonu ci mbedd mi ndekete boo yëyee si ngom da ngay dem ba si mbalit mi dugal ko fa gis daal yooyu daal daf maa xaw a kii daal foofu daal la sama kii ak micro daal def seconde daal di def loolu nga xam ni moom moo di ay foyer bi première gaay na la nga jóge seconde di dem première à la rentrée gaay na la da ngay dem France nga dem France jël micro bi wax rek gaay na la yow fan ngay ban rajo ngay liggéey délégation élève ngeen wax de amul kenn ku fi liggéey rajo dama ñëwoon rek jëloon sama kii rek di leen wax luy Sénégal ak fu Sénégal ne loolu rek la woon. nga dellu si Sénégal. waaw xam nga sa liggéeyu rajo tàmbalee. foofu da nga jël kàddu rek ñu ne kii rajo lay liggéey. waaw mais loolu nag dafa toq sama nopp après nag sama liggéey ak rajo nag mais après dama def DJ discothèque di liggéey ci discothèque yi di animer ay matinée di animer ay ngénte di animer ay takk di animer ay tour yooyu yëpp fu ñu ma woo rek ma ñëw liggéey àndoon ak sama benn xarit bu tudd Seydou Mbengue ñu koy wax DJ Ras ñuy def tour yi di def boîte de nuit yi di def ngénte yi mais ba ma jàng ba def sama bac ba pare. yow boobu DJ nga woon da nga yoroon matériel bi di animé wala da nga doon. sama xarit bi moo am matériel bi bu animé jox ma animé bu animé jox ma animé ñu koy awante. mais mariage yi day laaj léeg-léeg nga dugal marié bi. waaw bu boobaa damay jël micro bi. léegi après lu gars yi doon def sax am na koo xam ne moo doon solal marié yi à Rufisque dafa doon wax woo leen Boubs pour mu Michel. tudd Michel da doon wax woo leen Boubs pour mu ñëw présenter leen. Boubs bu la dugalee moom foofu dina toj. waaw après yooyu yëpp di am ñuy dugal marié bi di animer fii di animer fële mais voilà quoi donc après bu rajo Walfadjri ubbee ma ñëw def test jógee Tëngéej ñëw def test bi ma ñëwee def test ñu ne ma daañ la woowaat ma toog ay fukki fan rek ñu woowaat daal di may ñëw ne ma vraiment bëggoon nañu nga bokk ci équipe bi démarrer ma démarrer noonu à la rajo. waaw boobu nag fekk na nag rajo yombul nag te bariwut. bu defe naa c'était Walfadjri mooy ñaareelu rajo privé wu réew mi non. bu weesu RTS Sud FM ak Walfadjri. Walfadjri moo si topp donc c'était pas évident d'avoir une place et même d'avoir une émission. nga tàmbali émission yi. waaw maa ngi tàmbali benn émission bu tudd Sàpp Dëggin Daat Saay
bi ma koy wax ñëpp dañ doon reetaan ñii di ma ree ñii di ma ŋóobi ñii di ma kokkali mais ma gëm ko rek ñi naan ay xale lañu dañuy kii rek mais ñu gëm ko ñu def juróom benn weer mu daal di raw ci émission rajo yëpp ci réew mi. juróom benn weer waaw moom sàpp dëgg juróom benn weer rek ndem si yàlla Sidi Lamine ñu koy ñaanal daal di dawee tànku neen Sidi Lamine Niass dawee tànku neen ñëw ne ma raw nga ma xaw ma luy loolu mu ne ma sondage yi génn na dóor nga leen ñoom ñëpp. macha allah waaw daal di may encourager lu bare waaw ba pare daal di fay jaare sax ne les kii foog ñu yokkal ko maam les Camara kii foog ñu yokkal ko waaw liñ koy fay foog ñu yokkal ko. boobu média jafe woon na melul comme ni mu mel. boobu succès bi dafa doon gaaw te yomb noo ko doon gérer jamono boobu. non boobu amul woon succès xamuñu woon sax ndax succès am nañ succès dañ doon liggéey rek xamuñu woon sax ndax am nañ succès de succès rajo du am succès. rajo du am succès télé du am succès yow da ngay liggéey yow da nga war a xam sa mission lan moo la tax a jóg lan ngay def lan nga bëgg def lan ngay def si boo xamee lan nga bëgg def lan ngay def si doo am succès ci mission bi nga nekk ci ngay nekk ci mission bi di liggéey mais doo ci séntu ndam wala succès. C'est que tu es concentré sur ce que tu fais, tu es concentré sur ton boulot et loolu mooy le plus important mais bu ko fowee. boo ko fowee après da lay jouer ay tour quoi liggéey boo ko fowee da lay jouer tour. boobu 2021 la ñu nekk ban année nga commencé liggéey boobu en réalité. novembre 97. 97 ba 2021. waaw te peut-être 23 ans ñaar fukki at ak ñeent. waaw. 24 ans. mun naa ni longévité la mun naa ni mais dafa am ñoo xam ne démarré woon nga ak ñoom liggéey bi am na ñoo xam ne da nga leen ci fekk xëy na amuñu constance bi nga am wala boo wër di dëggal seen bopp lan moo la may loolu. waaw mooy li ma la wax léegi rek faut rester concentré sur ce que tu fais liggéey dafa fiir footballeur yi football ñii football 10 ans la ñuy football wala ñu football 15 ans. Messi bi ñu commencé football 13 ans tey Messi a 34 ans. 34 ans la gën a jar. dafa am Zidane di football am carrière am noo xam ne parce que dañuy concentré wu ci li ñuy def respecter li ngay def da nga koy jox cër nga xam ne lii su fekkee ne da nga ne damay def carrière damay jël sama dund concentré wu ci li nga xam ne moom laay def nii. bu dee musique la dama ciy gëstu bu dee culture la dama ciy gëstu bu dee art la dama ciy gëstu bu dee présentation la dama ciy gëstu man dama boole yëpp nekk animateur nekk présentateur animateur ak présentateur du benn. kii dafay animer rajo di donner de la vie kii dafay présenter spectacle Saint-Louis tu as un métier d'animateur tu as un métier de présentateur dans ton métier tu as plusieurs sous. yoo xam ne ci suuf la nekk. animé di présenter nekk publiciste di defar ay publicité nekk agent marketing di def marketing mais di def ak yeneen yoo xam ne yi ngay def yëpp da nga siy concentré wu bu baax loolu ma lay may longévité nga xam ni 6 heures du matin da nga war a jug nga xam ni tey booy liggéey da nga war a nekk en forme nga jug ne damay daw yi gaaw njëkk ñëpp nekk en forme sangu taxaw dëgëral sa bopp boo liggéeyee ba benn waxtu nga rocceeku moom sa bopp def sa sport tëdd nelaw tuuti nelaw 20 minutes nelaw 15 minutes nelaw 45 minutes changer fixé waat fi nga war a dem nga jóg nga dem nga def leneen li nga war a mais il faut toujours rester concentré ci ce que tu fais loolu moo lay may longévité ba pare di ci gëstu ngay def da nga ciy gëstu di ci jàng parce que liggéeyu rajo ak télévision buggul improvisation liggéeyu rajo ak télévision ak grand spectacle buggul improvisation dafa bëgg lépp nga waajal ko préparer ko même bu dee waajal bu ndaw même bu dee préparation bu ndaw da nga koy waajal.
xam li ngay def boo ko waajalee da ngay am fil conducteur ci sa bopp am taxawaay ci sa bopp xam ni tey lii laay def ak lii ak lii ak lii. Boubacar da nga am nit ñu bari ñu la naw ci fi nga jógee fi nga jaar parce que laataa nga yegg si amoon na fi ay animateur de talent xëy na yu fi nekkoon waaye bi nga dikkee da nga joggati la ñu defoon ba def loo xam ne nit mosu koo gis ci milieu bi ñu nekk muy animateur dem ba am sa organe bopp sa média bopp tey bu ñuy wax série sénégalaise bokk nga ci ñi nekk précurseurs yi. waaw lan moo la may loolu. nit ki dafa am ñoo xam ni dañu war a di tirer le pays vers le haut dañuy fekk yëf fenn yóbbu ko fenn da ngay ne animation fii laa ko fekk fii laa ko bëgg a yóbbu. sama objectif mooy dans 15 ans dans 20 ans ma am sama rajo bopp dans 15 ans dans 20 ans ma am sama yëfu bopp loolu mooy objectif nga ne may commencer tey bëgg naa animer 20 ans ma am sama rajo bopp wala ma am sama télé bopp wala ma am sama rajo ak sama télé wala su ma ko moomul bopp ma doon ca actionnaire ma doon koo xam ne dinaa am ça c'est l'objectif après mu des. loolu objectif yooyu bi ngay tàmbale nga koy door nga koy fixer. waaw boo demee ba ci biir ngay ne man da ngay poser wu ay questions quand tu exerces un métier da ngay dem nga def 2 ans ñu ne meilleur animateur nga def 3 ans ñu ne meilleur animateur nga def 4 ans ma demee ba 97 2004 ma ne damay commencer télévision. Millennium Star. waaw ma dem bind benn émission yóbbu ko RTS gars yi xool ma ne ma jógul fi waayo mais ma dëgër bindaat ko defaraat ko ñëwaat si mais booy bi moo sonlaate mu bindaat ko defaraat ko ñëwaat ñu ne ma ok nañ ko essayer ñu essayer ko mu dox parce que je suis teigneux ñu ne lan nga bëggaat def 2004 après boo defee télévision lan ngay def nga ne après dama war a def leneen challenge bi passé naa ko challenge bi ñëw naa ci après nga tegalaat sa bopp yeneen challenge ngay tegal sa bopp ay challenge tegal sa bopp ay challenge ba mën a yegg fi nga xam ne des fois fa nga bëgg a dem mais nag yoon bi du yomb benn yoon parce que dafa bëri kàmb dafa bëri xaaxam dafa bëri métit te métit yooyu da nga koy dund ci sa chair métit yooyu ngay dund ci sa chair doo ko partager métit yi ngay dund ci sa chair doo ko partager da nga koy téye après nga ne def naa émission de télé dama bëgg def une série parce que réew mi mësul am série émission bu mel ni Millennium Star mësul am fii une série télévisée mësul am fii xaaral ma def jéem a def une série télévisée ñu def une série télévisée mu dox. Café avec mu dox nga dem nekkaat ci leneen. mais ngay def ay challenge sa bopp. yow yaay challenge sa bopp bul xaar kenn challenge la yow yaay ne tiens yegg naa fii lii laa bëgg yegg naa fii lii laa bëgg yegg naa fii lii laa bëgg. naka nga génnee si sa zone de confort am na benn musique boo xam ne dañ ma koy yokkal ma dégg ko nga dégg ko ñi nekk ci internet bi di ñu seetaan dégg ko te mu bañ leen gaañ ñu ngi jéggalu ci émission bale weesu xëy na suñu xër moo taxoon mu gënoon a bëri mbokk ak xaalitu téléspectateur u Challenge New Media yow Boubacar Diallo la ñu bëgg a laaj su fekkee mën nga ma yokkal son bi ñu dégg ko moom ma ñaan la nga gëm ñun on n'entend pas vraiment trop le son dans le studio mais Boubacar si vous vous concentrez un peu sur le son de ma voix dama lay laaj avec un peu de recul ci le passé nga déchiré ay ñaar fukki at wala fanweer ci ginnaaw yaa ngi woon nekkoon meneebar pour am noo ci génne Boubacar bés jot na nga am possibilité nekk banquier am ñoo xam ne reetaan nañu ne kii du mujj fenn du tekki bëggul dara à toutes ces personnes aujourd'hui devant eux tu forces le respect tu as leur respect et leur admiration lan mooy sa satisfaction si loolu nga jot a dund yëpp boo doon naare mbir moomu nit ku la xamul musulaa gis lan mooy nekk sa ay mots de motivation par rapport à cette personne. ñu bàyyi
fii ala accu la nga xam ne dund bi ci kaw suuf kenn du la may dara da ngay xam ni dund bi ci kaw suuf xeex la boo xam ne yàgg-yàgg da nga koy perte. Le combat de la vie est perdu d'avance da ngay xeex a xeex ba màgget dee bàyyi fi donc tu perds la vie donc da ngay xeex ba dee. làmb ji ku fi bëgg a tekki di nga léwatoo ba tas fii da ngay ñafe léeg-léeg mu sotti léeg-léeg mu bañ a sotti mais bu sotteek bu sottiwul yow sa satisfaction mooy xam nga ni ñafe nga ko sa satisfaction mooy xam nga ni ñafe nga ko j'ai fait ce que je devais faire j'ai réussi dans la vie j'ai pas réussi dans la vie c'est pas ça le plus important l'engagement tu as tout fait pour réussir mais réussite yàlla moo ko yor du yow bu doon yow yaay maye lépp yemb na mais na nga xam ne dund gi fii ci kaw suuf kenn du la may dara lépp yaa koy ñafeel sa bopp buñ la joxee nga lekk ba am 20 at ak benn dañuy téye seen loxo ne la débrouille-toi ngay fexe di jënd caakari 10 dërëm di jënd ndambe 5 dërëm di yeewu di naan taasu café pour mën a téye sa yaram téye d'abord après yow nga mën a ñafe dans la vie ne vous fera jamais de cadeau mais da nga koy ñafe jaar fu metti ba yàlla def xëy suba peut-être mu sotti mais bu sotteek bu sottiwul la satisfaction c'est que yow ñafe nga def nga lépp li nga waroon def mais yàlla moo yor li ci des lu fi nit am rek ci kaw suuf du ngóoraam yàlla mooy maye mais avec une certaine détermination qui vient du fin de toi boo xam ni sa biir yow lay jóge ndax nga mën a jëm ci kanam li nga bëgg ci say mbëbët ci sa biir xol mu yegg. dafa mel ne looy gën di évoluer ci sa àdduna problème yi di gën a juddu bi nga sañce sa média amul ay coup bas est-ce que am na ay du dem non dinaa def ba mu échoué ci projet yi mu nekk est-ce que ces genre de choses bi ngay door a tàmbali rek lay door a ñëw wala dafay continuer perpétuellement est-ce que au cours de ta carrière yooyu dafa doon feeñ bu fekkee feeñ na naka nga def ba teggi yooyu ndëgg sarax yépp. Pape Sidi loolu doo ko toppatoo da ngay liggéey rek loolu xam nga dañ ko mooñaalee nit dañ ko mooñaalee mu xool moroomu nitam léeg-léeg du bëgg mu dem kon yow da nga koy comprendre psychologiquement philosophiquement ñaar yooyu nga koy jëlee da nga koy jëlee ci psychologie nit jëlee ko ci philosophie xam ni nit ki noonu la mel l'homme l'être humain noonu la mel mais doo ko jàppee doo def attention ci loolu moo tax Pape Sidi ma lay dolliwaat li ma la waxoon sànq laa lay waxaat reste concentré sur ton sujet mooy bâtir quelque chose nga bâtir quelque chose fii boo amee oto sax dañuy ne fu mu jëlee oto bi mooy Sénégal boo solee dàll Michael Jordan yu rafet yi nga sol Pape Sidi dama lay xool du ma la wax ni dàll yu rafet na xam nga fii ñu bëri dañ la respecté ci li nga liggéeyal hip hop bu subaa bu ñu la fekkee dofuloo de nga toog mel ni ku dof wala nga sol yëre dof bu ñu rombee dañu naan ñaw du ñu wax ndeysaan naan ñaw loolu ci yëf yi la bokk mais loolu yow doo ko toppatoo da nga koy sóoraale nga def li ngay def rek liggéey li ngay liggéey xam lan moo la yëkkati bul ne ci privé laa nekk de boo nee ci privé laa nekk da ngay juum privé bi mission publique la am moom tamit parce que privé bi dafay servir askan wi li ñuy muur bëtu askan wi privé bi xippi ko askan wi mën ko gis bul ne mu ko man sama yoon nekku ci privé laa nekk nga croiser les bras non Pape ngay def li nga war a def ku la sànni xeer bul jël sànni xeer delloo ko da ngay fente wala mu dal la
toj sa bopp deret ji ne cas nga dem pharmacie jënd mercurochrome fomp taf ko romb ko nuyu ko yor xaalis may ko continuer dem doo ko topp te doo ko toppatoo da ngay def li ngay def te yàlla tax. des leçons de vie. ñaari mbir yi nga gën a xarañ te Sénégal yëpp nangul la ko muy micro bi ak beneen bi yi nga xam ne yow yaa nekk précurseur bi mën naa wax muy série sénégalaise boo xam ne dafay am comme novelas amoon na yeneen série yoo xam ne c'est peut-être comédie góorgóorlu ak yooyu dafa am bu ci nekk lu ci nekk loo xam ne xëy na bëgg naa ci am sa impression bu personnel bi jiitu mooy animation surtout wàllu bi ngeen nekkee mbalax on ne comprend plus qui est animateur et qui est griot dafa mel ni mbir yooyu dafay jaxasoo est-ce que animateur rôle am mooy nekk ci rajo di taggaate ak ut lu mu am 2000 wala 1500 wala jaaral place ba ma jox la dara est-ce que loolu dina crédibiliser animateur ba ñu mën ko woo di ko dénk yenn grande cérémonie meek ci li koy yàqal lu bari lay loolu da cee bokk ndax ñun fi ñu jàngee la man bokk fi ma jàngee maa ngi jàngee ci keppaaru nit ku ñuy wax Mame Less Camara donc daf ñu xamal lan mooy suñu rôle xamal ñu lan mooy suñu place xamal ñu ci ban domaine la ñu war a wax xamal ñu ci ban domaine la ñu war ta wax xamal ñu suñu ligne rouge boo xam ne waruñu ko dépasser ne ñu fii ngeen di yem ak nii ngeen di def ak nii ngeen di defee animateur nag dafa war a donner de la joie mën nga tagg nit mu am de la joie mën nga ko tagg wax ko ay mbaaxam mu am de la joie parce que animateur bi day tagg musicien bi te musicien bi joxu ko xaalis animateur bi day tagg benn waaye te kooku joxu ko xaalis mais tagg wax ni mu mëne ak wayaan du benn. Youssou Ndour est l'un des plus grands artistes de ce siècle et du siècle dernier. Je dis ce qu'il est, mais je lui demande pas de l'argent. Amay dégg Omar Pène est l'idole de la jeunesse sénégalaise. Omar Pène est l'idole de plusieurs générations. Entre parenthèses boobu su ma la déggee ngay wax si Youssou Ndour da ngay wax ak xol bu sedd da ngay wax ak fierté et ça date pas d'aujourd'hui. Parallèlement quand on entend des gens dire boobu si dafa trahir Youssou Ndour dem créer rajo boppam à ces gens-là tu as envie de répondre quoi? Non man xam nga du ma répondre te dama lay wax Youssou Ndour dafa nekk ci Ibra Kassé di fa liggéey xëy suba créer orchestre boppam. wallaay ca papa Yaloum Kassé waaw ñëpp ne du dem ñëpp ne du dem. tey mooy numéro 1. tey mu dem mu def fi li mu fi def kon kooku fierté la Youssou Ndour bokkul ak lenn ci réew mi. defe naa ko am xel dégg na li nga wax. waaw jarut yeggali. waaw mais Ibra Kassé Youssou Ndour donc Boubacar koo gis mu yor boutique mbagg magasin nekk ca xol ba. Youssou Ndour man dama ko servir man woowu ma Youssou Ndour de pour ne ko dama bëgg a ñëw ci loolu ngay créer Youssou Ndour daf ma woo ne ma dama laa soxla ne ma lii ak lii ak lii ak lii te ma bëgg nga ñëw jàppale ma ne ko waaw dinaa ñëw jàppale la ba fii l'homme n'a que sa parole. Nit amul lu dul kàddoom ma ne ko dinaa ñëw jàppale la moo ko waxee def naa ko jàppale naa ko ba fi ma yem ma teg sama projet bopp xam ni dama war a def tamit man tamit Youssou Ndour dafa liggéey ba am
lu mu yoree njabootam jël ay rakam jël ay mbokkam jël ay compétences ñuy liggéey man dama am pour créer des emplois dama am pour ci sama tur ci sama motivation ma créer emploi boo xam ni Pape Sidi Fall da ciy am salaire. ma créer emploi boo xam ni keneen ak keneen ak keneen da ciy am salaire. J'en suis la preuve vivante. ñooñu ñëpp mën ci am lu ñu yóbbu seen kër su ma toogee foofu dinaa liggéey nekk ci sama confort dinaa fayeeku dinaa am lépp loolu waaye man waruma seet pour sama bopp rek dama war a seet pour réew mi. dama war a sos loo xam ne réew mi da ciy jëriñu ni Youssou Ndour sosee loo xam ne réew mi ciy jëriñu man noonu laa war a sosee loo xam ne réew mi ak ndaw ñi dañ ciy jëriñu ma servir le Sénégal servir les Sénégalais servir le peuple sans rien attendre en retour. Je suis un peu avant de venir à la deuxième question peut-être l'une des dernières mooy les séries sénégalaises am na benn tournure bu muy jël. On dira que waaye ñan ñoo ko fi ñu ko def Boubacar Diallo Café avec boo gisee benn tournure bi muy jël ci dégradation des mœurs après loolu naka lañ koy woddee wala naka lañ koy layalee est-ce que Boubacar a un avis là-dessus? waaw xam nga série création la. réalisateur bi ak kiy bind dañu am complicité wu créer benn œuvre d'art. bu ñu tegee tableau ki koy peinture. dafa am lu mu ci jublu fa bëgg yow boo ñëwee ci tableau d'art bi nga am émerveillement nga gis couleurs yi nu mu ko defaree couleurs yooyu yëpp daal di lay marqué nga ne oh c'est joli série bi dañ ko bëgg bind jouer ko réaliser ko noo xam ni téléspectateur bi bu ko gisee nga naan oh c'est bien fait def naa ci sama wàll comme ni ma la waxee dañu war a tirer le pays vers le haut ubbi naa brèche wan nit yi que ni c'est possible mënuñu ñuy aspirer au développement ngoon gu jot ñu seetaan novelas man dama seetaan Rosa Salvaje man dama seetaan Dallas dama seetaan Dynastie Dallas série la J.R. Ewing seetaan Suelen départ nga oui ma sa moteur bu fekkee seetaan Dynastie muy ay série mais série yi ni ko xale seetaan série Santa Barbara xaaral rek ngoon gu jot ay tubaab la ñuy seetaan loolu dindiwul ci ñun aliénation dindiwul ci ñun faiblesse bi ñu am ci tubaab yi man sama xarit bu xarañ sama xarit yu xarañ kenn ki tudd Cheikh Yérim Seck kenn ki tudd Leuz kenn ki tudd Sidaat kenn ki ñoom Guitan ñoom gaa yëpp ñuy toog di xalaat di defar affaire baa ngi tàmbalee ci Millennium Star de ñëw yeggali koo foofu noonu amuñu xaalis ñu ne Cheikh Yérim doo indi xaalis ñuy dóor affaire bi mu ne waaye mais loolu mun na nekk de mais boo yow sa xalaat bi garaaw na de di ñëw teg ñu dóor ko fekk Youssou Ndour di créer TFM mu ne ko grand man dama laa bëgg a buux benn affaire Youssou Ndour moo ko waxee idée bi dafa tëb na ma booy yow rek yaa gis yëf yi ñu dem seeti Cheikh Tidiane Mbaye directeur Sonatel mu nañu dinaa leen sponsoriser dem seeti Bamba Ndiaye SA mu nañu dinaa leen sponsoriser dem keneen ak keneen ak keneen ñu jël mooni bi teg ko tourner fay ñëpp jël mooni bi ñu war a joxe fële Futur Média ne leen am télé bu bees la jàpp leen gars yi jàpp ñun ñu jàpp li ci des mais xëy na tournure bi muy jël man du nii laa ko buggee woon dama buggoon ñuy génn ci suñuy valeur ñun dafa riche goo xam ne mën nañ ci jouer Ndar loo xam ni dara du ko fay mën nañ ci jouer Ndar Saint-Louis loo xam ne dara du ko fay mën nañu jouer ci Louga ci cosaanu Louga loo xam ne dara du ko fay mën nañu jouer ci cosaanu Casamance richesse su Casamance beauté wu Casamance loo xam ne dara du ko fay mën nañu jouer ci Thiès ni ko ñoom Saneex defee loo xam ne dara du ko fay
région bu nekk ak identité culturelle bu mu am Dakar ak identité potentielle am bu mu am ñu émerveiller le monde à partir de Dakar comme ni ko américains yi defee à partir d'Hollywood man bi ma defee Café avec ba pare Cheikh Yérim Seck du ma bàyyi ma fenn Canal Plus moo ñu njëkk a woo nañu dama koy jënd doublé ko en français. wallaahi. kon nga xam ni yëf boobu noonu am na njëriñ ñoom gis nañ ko Canal Plus lu mu toog di ko seetaan mu marqué ko mu xool ko am na lu mu ci gis. parce que y a quelque chose. mais du tournure bi nga xam ne xaw na ko jël tuuti moom laa xalaat mais les gens vont se ressaisir parce que boo bëggee mu jàll télévision boo bëggee mu am lépp da ngay am noo xam ne noonu ngay defee mais nag man dafa am loo xam ne dama ko ragal ci dund bi te moom la Sénégalais gën a bëgg. man li ma gën a ragal dans la vie muy buzz mais moom la Sénégalais gën a bëgg. waaw man dama ragal buzz baaxul. buzz baaxul dama koy moytu. boobu su buzz baaxul. non buzz. yow miy joxe buzz baaxul. non man bëgguma buzz. damay dem toog fële. yow yaay joxe buzz. non man duma joxe buzz man defuma dara toog rek jaar sama njàmbur. boobu su boo nee buzz baaxul kon nii wut buzz. ak di ko xeex pour am ko war nañoo moytu buzz. ay buzz. buzz dafa garaaw. non buzz dafa garaaw te dañoo am benn grand bu tudd Buzz Light. bu takkee sa kaw nga xam ne lépp dëgg la. alors Boubs ñu ngi am mbégte di la dalal. maa gën a kontaan. c'était un plaisir pour moi de m'entretenir avec mon patron en quelque sorte. Pape Sidi bàyyi loolu. man du ma patron da nga koy xam man boo ma fekkee tiset nga may soleeg mbaxane ak chaussure de sport kon mënu maa doon patron. sama last question mooy kër gii di CNN. pour les téléspectateurs yi ñuy laaj du CNN déedéet CNN c'est aux États-Unis fi Sénégal CNM c'est-à-dire CNM mooy Challenge New Media seen diggante yéen ñaar lan la. xam nga lii du ma def nii du ma ko defal kenn. déedéet moo tax mu jaaxal xam nga lii nii parce que toog nii wax après interprétation yi dafay bëri bu soir. donc dama koy moytu. mais seen njiit da di sama nit. di sama xarit di sama séddoo di ko xam ne dama ko bëgg encourager. moo tax ma ñëw toog bi may si biir weeru koor gi ñoo ànd weeru koor gi yëpp defandoo émission chaque soir. iftar defandoo ko chaque soir mu am doole bu doy waar. macha allah donc bu ma soxlaa damay ñëw bu jinne bëggee daxaar dañuy wax ni ku yéeg daanu. léeg-léeg nga dégg ñu ne waaxu gëléem xajul ci pantre. dëgg la dafa fekk ni dama am relation bu particulière ak waa kër gi moo tax ma nangoo ñëw toog ni à tous ces jeunes Sénégalais qui se réveillent le matin et qui cherchent à trouver du travail ñi bëgg a jël mbëkk mi parce que li ñuy am 2000 francs yi du doy pour ñu dundal seen njaboot ki taxaw rond-point Kër Massar yor turel toog 3 jours amul benn engagement pour mënee bar nga tàmbale ci dara dem ba doon réalité ci Sénégal. lan mooy sa message bi ngay jox ndaw boobu toog jàpp ne royuwaay nga ndax am nga loo réaliser ci sa dund lu mat ñu roy la ci. mais daf koy gëm na ko gëm. gëm rek. waaw na ko gëm waaw bi may seeti njànku mbeng Transen muy su yore société de transit di débarquer le riz ak di débarquer le blé au port autonome de Dakar. seconde ak première lay def fii Sacré-Cœur 3 fii ñu toog. bi mu fii liggéey BFM laa soog a am ma nekk fi manœuvre fii ñu toog tey bi ma koy liggéey fii bi ma fi nekk manœuvre BFM laa am bi ma amee BFM vacances yooyu laa ñëw fii liggéey 3 mois yi. bi may seeti ma toog fii bi may seeti njànku mbeng Transen boo demee port autonome de Dakar entreprise bi ma nga fa ba tey ne ko monsieur Ndiankou Mbeng tata Fatmata madame Samba Diop moo ñu boole dama ñëw seet si la ngir damaa bëgg liggéey mu ne ma xam nga ban liggéey moo nekk ci port bi ma ne ko waaw débarquement du riz ak débarquement du blé ngay def. maanaam docker. waaw mu ne ma yow ma ne ko grand man daal damaa bëgg liggéey mu ne ma xam nga lu ñuy fayee ko mu ne ko waaw ma ne ko non xaw ma ko de mu ne ma 15 jours yi. 15600 la 15 jours yi. te duñ la ko nattal par saako. déedéet te da ngay liggéey ba weer bi dee nga ñëw rang ñu fay la
nga def ko août septembre juillet août septembre ñetti weer soo yeewoo dugg P15 mu jëlee la Tëngéej 6 heures du matin fekk la ci port bi Transène jox la benn carte nga dugg liggéey ba ngoon amul lekk da nga yóbbaale sa ndox ak sa mburu ak beurre wala sa mburu kese. nga yendoo yenu saaku. da ngay yendoo garder saaku yanu saaku puus saaku diri saaku moytu raada port yi dafa am ñoo xam ne ci biir port bi lañ dëkk tudd raadu port ñooñu dañuy fekk saaku ceeb bu tegee ñu yore lañ set dagg ko romb dagg ko ceeb bi di tuuru bu ñu kenn bu demee keneen ñëw for ceeb bi ñu génn ceeb boobu tuuru dem jaayi ko. mooy maire yooyu nga gis ñu toog ci buntu port bi di jaay ceeb bi raay yi ñoo koy génnee ñooñu lañ tuddee les rats du port ak lañ set la ñu yore bu fekkee mboq la ñu xotti ko muy tuuru dañuy romb xotti muy tuuru après ñu ñëw for ñu ne comme ça ñu ne lii baaxul dafa yàqu ñu ñëw for génn ci biti dem jaay ko di nga garder di nga yanu di nga pousse di nga protéger dinañ la menacer di nga miir di nga sonn di nga mar di nga kii. mais loolu mooy dund bi c'est l'essence de la vie. 15 315 jours ça fait 36 000 ouais. ça fait 31 200 waaw 31 200 mais moo tane nen Pape man loolu moo ma gënal tëdd sama kër di yeewu loolu moo ma gënal yeewu 10 heures ne sama yaay jox ma ndékki après ma dem fubali loolu moo ma gënal ku ne da ngay def li la gënal quoi. li gën a dal sama xel mooy ma yeewu dem foofu rencontrer ay nit jàng àdduna miin àdduna xam ni la vie c'est pas facile ma dund ko graaw. Boubacar lan nga def ci sa àdduna loo xam ne ça te fait vraiment plaisir jusqu'à présent sentiment de satisfaction rek ngay am ba xoolee loolu. gis ay ndaw yu génn école ma jël leen ñuy liggéey loolu rek moo sedd sama xol. gis ay ndaw yu génn école jàng ba am diplôme ñëw nga jël leen ñuy liggéey nga leen di fay. Et tout est possible pour vous aussi. Nous avons reçu une légende vivante dans le monde des médias. Il répond sous le nom de Boubacar Diallo. Nous avons eu le plaisir de le recevoir dans Yow. Yow mi seetaan jàppal ne dara jomb la boo ci boolee li mu wax muy ngëm dëggal jubal dara jomb la yow ñu ngi lay jox rendez-vous beneen dimanche. Jërëjëf.